ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha def li ilaafi Quraysh ñetti yoon falaxi ak naas di ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala li tax ñu daje fi muy yoolu Ramadan yàlla defal leen ko ci digalu ilimaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين yàlla ndimbal. olof nag dafa wax ne ku wël mburu tuddub dëkk ñun ñëpp gannaaw yàlla sunu boroom ci sàkku tuyaaba ak yiw ak doxuk bokk alhaaji Alioune Badara tey moo tax ñu daje fi dañ koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gu yaram ndax mi ngi dox ci diine ji tànk yoo xam ne yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko Cheikhu Tidiane Chérif gërëm na ko Serigne Maodo Sy sëriñam gërëm na ko mi ngi dox ay tànk ak i jéego ci ak bokk yépp rafetlu nañ taxawaayam yal na yàlla fay ko mi ngi dox ci wàllu social ay jéego yoo xam ne mboolem cadre yu bokk ci département de Linguère rafetlu nañu ay jéegoom te ñu bari ñi ngi roy ci moom nuyu Cheikh Mouhamadul Habib al imam moom it ñaanal ko yàlla taxawaayam ci wetu magam surtout lu di jóge dem ci wàllu bokk ak diine bu jógee rek mu jóg fa jazahullahu xayr nuyu le commandant de brigade moom it at bu jot mu ñëw teew fi beral nuyu ak ngërëm sama rak monsieur le maire Biram Ba nuyu presse bi fi ñëw yépp gis ngeen Samba Xare ngi nii di def événement bi en direct ci rajo bu Daara Jolof gépp di ko dégg suma jarbaat yu baax yi muy Sidi Thiam ak Baye Thiam ñoom it indi nañ télé daara bi UD TV su ma jumul sax dafa mel ne dañ ko def en direct ci internet bi waaw mi ngi nekk en direct fu nit nekk ci monde bi tey boo jokkook ñoom yaakaar naa en direct li ñuy wax tey mi ngi jàll loolu kon liggéey la préfet du liggéey bu ndaw liggéey bu rëy la effort bu rëy la ah Alioune Badara dëgg la de yaay sunu nijaay loolu dañ ko fekk yàllaa ko fi def mais ñun yàlla daf noo nattu géew bu dul géewu daara ku ñu ci woo dooñu gis mëkk ci àddina du dafa bonde déedéet géew yépp baax na waaye yàlla dogal ñun géew yii lanu yàlla nattoo mënunoo teew ci géewu politique amuñu parti politique amuñu lu ñuy dox ci nit wala leneen ñun ku jóg jëm ci yàlla ak yonent bi ak bokk boo geesoo rek gis ñu yow nag dëgg la say action bari na say activité bari na mais sa lépp li ngay def da nga koo safal sàpp diine ak bokk moo tax nga am ñu moo tax it boo geesoo nga gis ñu sëriñ maam sëriñ barki démb maa ngi ciy waxtaan ak yow jëmm ji nañ ko ñaanal yàlla ndax dundam am na njëriñ ci ay bokkam waaye am na njëriñ ci aw askanam ma ñëw nag tey ci li tax ñu daje fi muy ndimbal yi tey nga xam ne tey moom lay organiser at mu jot mu def ko waaye mu def ko fii def neexe ak fi def baaxe ndax sëñ Malick Kane jàng ngeen ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku tabe la woon waaye nag ci weeru koor bu daan mas a ñëw day mel ni moom musta tabe day door a commencé ak tabam day joxe di xiirtal jullit ñi ñuy joxe wax nañ sax weeru koor joxe ndimbal ci weeru koor moo ëpp doole dem ca jàkka ja di naafila waaw na ngeen ko gëstu yéen jàngkat yi kalaas ak sëriñ Mor gi nga xam ne tabarakallahu ñoom ay sàmm lañ ñoom tabarakalla moom daal mi ngi ko rek sëriñ Mor ak Issa
nga xam ne ñoom bu ñu joxee tey bala ñoo joxeeti tabarakallah samay maam lañ dama leen di tooñ ñooñu nañ dem naafile ji mais dañu wax ne ku mel ne Amady Diagne ku mel ne Aline Badara Ndiaye mii buñ ñëwee sànni ñaari rakka doy na li leen sant mooy nañ jël liñ am jox ko jullit ñi. yàllaa ngi wax nag préfet ci alquran lii mu def nii yàlla da koo tagg yàlla da koo bàkk yàlla da koo kañ. masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa. yàlla nee na kaay ma jàngal la kaay ma jox la exemple misaal la lu rëy lii tey Alioune Badara def nan la neexe ci man nan la toll ci man nan la toll ci rasulillahi. mu ne mi ngi mel ne baykat bi suuf tooy bàq tooy mu yaakaar ma jël as koppam wala as mboolam wala as koogam mu dem ba ca gannaaw kër ga ca tóokóor ba mu wàqi as pax sànni fa ñaari pepp wala benn pepp ëllëg mu sax benn pepp la dugaloon buy génn juróom-ñaari épidémie lay génnee juróom-ñaari gubbi dugub yàlla nee na gub wu ne mën naa caa bootal téeméeri pepp su ma neexee mën naa koo ful ba mu nekk juróom-benn téeméer juróom-ñaari téeméer juróom-ñetti téeméer ngir bég ci li muy def. wa maa tunfiqu min xayrin fa huwa yuxlifuhu yonent bi nee na bu leen nay baaxul. gis nga boo bëggee bayre am nijaay Cheikhou Ndiaye soo bëggee am del joxe rek sooy joxe rek di gën a am. moom nag yàlla dimbali na ko ab tab la su gàmmu muy jotee ñun ñu koy xelal ci wàllu lislaam di ko xelal ci wàllu bokk di ko jàppale su bëggee def dépense bi budget bi su bëggee ab débordé dañ koy wax ne waa Ndiaye doo ko xaw a woyfal mu ne baleen ma man yoonu yàlla ak muy su ma ciy def lu ma ci góobe gar ko jaral na ma. waaye nag Serigne Maodo moo ko wax ci saalam ba ñëpp ngi toog ne ko Badara mu ne ko labbayka mu ne ko loo def ci yoonu yàlla yàlla jox la lu ko ëpp. billahi mina sheytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen saxyaara di leen baal xaq di leen baal xaq yal na yàlla boole jéggal. maa ngi nuyu itam préfet ñu ngi lay nuyu di la dalal di la jox sa wàccuwaay moo comme commandant bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal fii ngeen ñëw ci muy wax dëgg yàlla am nañ mbégte trop. kon nag nit ñi fii nag xam ne ñoo fi daje ñëpp yal nañu yàlla bokkal defal jàmm ci barke weeru koor wi ci barke alquranul karim. dafa fekk na nag wax dëgg yàlla alaaji Badu moom lu nit wax ci moom ci mbaax rek mënoo koo jeexal xanaa kay dañ koy ñaanal yàlla ki jeexalu dara tey sàmm tey aar tey barke di barkeel yàlla na ko yàlla barkeel te sàmm ko te aar ko sàmm mbooleem ab jullit nag. di wax ne wax dëgg yàlla lii muy def su fekkoon ne nit ñi bari na ñu koy def yaakaar ne bon jafe-jafe du am te wax dëgg yàlla it ñëpp ku ci ne da nga gis sa bopp. kon nag lii muy def jëme ko ci yàlla mi ko ci xiir di tax mu def ko xiir ko ci day da koo sopp rek. ndax bu fekkee ne nit dafa am ba pare te sàggan la muy def jubóotug lu jëm ci yàlla it loolu wax dëgg yàlla dowut lu gën ci jullit. kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di baal ñëpp ak di bal wax ñëpp ak di ñaan itam suñ koor gi ñuy woor yal nañu ko yàlla nangul lépp lu ci waay jaamu yal na ko yàlla nangu te ful ko lu ci kopp kame ne ki yeneen wax dëgg yàlla am nga ci jàngoro yi yal na ko yàlla saafara. ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi yëpp yal na leen ci yàlla jële te buñ fi jógee yàlla buñ fa defati lu leen fa dugal. tabarakallahu ñi ngi sant ñëpp gërëm ñëpp yàlla it xam na lépp lu waay def ci bu baax loo baax yàlla la gën a baax. kon nag mbooloo mi ñu ngi leen di balu àq te di leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaara
di bayu ak ñëpp ak di leen baal ak wasalaam. alhamdulillahi alladi farada alayna as-sawm wa salaatu wa salaamu ala ashrafi xalqihi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. amma baada assalaamu aleykum. mbokk yi macha allahu màggat ñi ngi tàmbale yëkkati suñu kàddu ci muslu ci seytaane, ndax seytaane dafa waxoon yàlla ne ko ñaan ko ne ko fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. kon ñuy muslu ci seytaane moomu waaye di sant yàlla mi farataal ci ñun koor, di nuyu ñëpp nag ci baatu salaam, di leen ndokkeel ci weeru teddi wu màgg wi weeru yërmande. waaye macha allahu di jiital ci nuyoo bi suñu imaamu dëkk Xaaji Malick Kane ak mboolem ñi yeewoo biir muy, waaye di ci teg itam suñu kilifa ci wàllu administration muy monsieur le sous-préfet nekkal fi gouvernement bi ak commandement bi nga xamante ni ne moo yilif gox bi ñu dëkkee, di leen ñaanal jàmm, yal nañu réussir ci seen liggéey macha allahu. di nuyu itam mboolem ñu fi toog, di nuyu itam suñu mbokki bopp, suñuy waajur, ku ci mel ne Baye Serigne Ndiaye mi nga xamante ni ne tey mooy borom dëkk bi, yàlla dogal na ko ndax maamam moo fi nekkoon macha allahu. ak rakam ju baax ji di suñu Baye Issa Ndiaye ak mbokkam yi mu jóge jële bulal di doomi daratam ak i jarbaatam. gis nañ fi suñu doomi bàjjan Oggo Ndiaye ak rakam Lamine Ndiaye mi ngi nii toog, moom itam nekk ba Mauritanie di fa daan dooleem, waaye xam itam li war ci diggante nit ak doomi nijaayam tax mu dérangé wu moom itam fekke bés bi muy lu rëy ci ñun. waa macha allah màggat nuyoo boobu dañ ko yëkkati nag teg ko ci loxo président Alioune Badara mi nga xamante ni ne moo yilif daaira sopp Dabakh bu Dakar ak ressortissants yi nga xamante ni ne ñi ngi bàyyi ko muy nekk ci gox yu fasante ko yi ba bitim réew macha allahu. nuyoo boobu buñ ko tegee ci moom rek matale na ko. bu ñu jógee ci nuyoo bi nag monsieur le sous-préfet ñi ngi yëkkati kàddu ci turu daayira sopp Dabakh ñi nga xamante ni ne ñoom day lañ fi jéem a wuutu ci wax, ñu nekk fi mel ne Ndakaaru ak ci béréb yi fasante koo yi. ñoom day feeñal nañ seen mbégte ak seen kontante ci ñu yàlla booleel muy njiitu daayira bi, ku ci mel ne Cheikh Sawru Faye di jëwrin ci yoonu Cheikh Al Khadim, bokk fii di mbokk président Badara ci suba ba tey mi ngi yëg li fi àddoo ci kàddu ak i jëf. dafa mel naka nag dañ fi tase ngir président Alioune Badara indi teraanga boo xamante ni ne yàgg na ko def, indi ko ci ay mbokkam, indi ko ci ay cosaanam, waaye kenn demul waa dëkk bi, kenn demul ñu des, ndax lu Alioune Badara woote waa dëkk bi ñoo ci jiitu. lu Alioune Badara taxawal ñi yeewoo ci dëkk bi ñoo fi jiitu. ñi wuutu fi nekk ci kaddu suñ secrétaire général di Magny Sarr di suñ jarbaat ak ñi mbokkal liggéey bi Ambari Dieng macha allah di suñ trésorier, ak itam ñoom Xasan ñi nga xamante ni ne ay xale yu yaru lañ, ak ñam ko bokkal ñëpp buñ ko doon lim day yàgg, moo tax ñu gàttaloo ko noonu rek. ànd ak itam suñu mag Cheikh Ndiaye macha allah bokk na ci délégation bi nga xamante ni ne ñoo gunge président Badara pour ñëw teew ci lii muy def. ñuy bañ a guddal rek ci jéggalu monsieur le sous-préfet macha allah li ñuy faral di wax ni wedd gis bokku ci. man lam yashkuri naasa lam yashkurillah, kooku oustaz ba ragal naa ne mën nañu ko tekkil. wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, yàlla moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko waay feeñalal li ma la defal, santal ci li ma la defal. tey kon xaaji Badara muy am doom ju mel ne Badara, yàlla defal ko sutura te yàlla na gën a sax. bërki démmu Njaay lañ toog ak xaaji Malick Maodo
mu sant ko dëkk ci sant ko ak ñaanal ko doomoo ko ak mbokkoo ko te mbokkam la itam moom itam nim leen téyee bokkalewu leen yemalewu leen ak dara gannaaw ay waajuram mu njëkkee ñaan nag ci waajuram wu jigéen wi ko meññi ak waajuram wu góor kon yeneen ñaar yim ci am yëpp itam bénéfice la monsieur le sous-préfet ak mboolam ñi fi teew suñu kàddu tey bu ma nee àgg ci kilif yi réew mi muy le président Macky Sall ñu ngi koy ñaanal moom it yal na ko yàlla gën a dimbale ci njiit gi gim jiitee réew mi yal na ci am ndam yal na ko yàlla musal di la xam ni suñ kàddu day amaana mënul jot ci moom waaye bu jotee ci yow monsieur le sous-préfet ak le commandant ak monsieur le maire Biram Ba da ngeen ñu mën a jotalal suñu kàddu cant ak ngërëm ci suñu doomi dëkk bii di Alioune Badara Ndiaye ci ay jëfam ci doomi aadama yi loolu kontaan nañ lool ci fésal ko ñun daayira Sopp Dabakh ak mbokk yi ma délégué jox ma seen kàddu ma jéem leen a wuutu ci wax ñu lay xamal ne Alioune Badara nit la ku baax ku bëgg ay mbokkam li ko yàlla dénk ci sutura macha allahu bokk na ko mbokkam comme na ko alxuraan waxee ba ñu laajee yeneen bi ne ko salaay salaam bu ñu yàlla joxee alal ci nuñ koy dépensé mu ne ko njëkkal ci say waajur ci say ñaari waajur ak ci say mbokk jege ñaale kon waajur yi waxatuñ dara ñi ngi sant mbokk jege ñaale itam mooy ñim bokk xurumu muy gi ci wàllu mbokk deret ñoo bokk rawatina ñim bokk ak ceste gi mu yàgg indi ay teraanga bàyyi xel ceste di leen dimbale te yàlla tax xam ni fi la bokk xam ni lépp lu mu am te bokk ko waa ceste saful ci moom dara ba taxi monsieur le sous-préfet weddi gis bokku ci daaw macha allah gis nga lim fi defoon at yi passé waaye ren itam gis nañ ni gën na yokk te moom it daf koy wax ne ni mi ngi ci gis ak yokkute chaque jour ndax yàlla du weddi boppam ñun daal suñ kàddu ak daayira bi li ñu wax gën na yaatu waaye dañuy bañ a garder loo bokk ak ñëpp da nga ci mos rek sa morom sa naw la jël waaye ay yi mu jot a liggéey ci dëkk bi gis nga jumaa ji nii ragal naa bi nga fi ñëwee daaw lii rek miir bii nga xamante ni xawoon naa daanu mu defaraat ko ci xaalisu boppam laaju ci kenn ñaar dërëm biir jumaa ji ñu am mu defaraat lu mel ne mimbar bi ñuy taxawee di xutba loolu lépp ay jëf la yoo xamante ni Alioune Badara jëf na ko ci biir mbokkam yi nga xam ne sirran wa alaaniya rek yi nga xam mënuñu ko wax waaye li mën a feeñ rek lañ leen mën a nataal weddi gis bokku ci kon daal li ñu daayira bi santoon ci kàddu ngërëm ak cant ak feeñal mbégte ci Alioune Badara ak lim fi liggéey rëy na waaye bañ a garder temps bi de trop ndax ñi war a wax bëri na moo tax xam naa ni dañuy yemale wax ji foofu bu manqué nag ci man mii na lañ ma waxoon gënoon na yaatu gënoon na rafet gënoon na mat waaye nañ ñu koy jéggal rek xam na ci suñ matadi la ak bañ a téye temps bi trop loraange di ci am ndax arab dani wax bi gën a néew te am njariñ moo ëpp wax ju ëpp te daanaka amul njariñ waaye daal monsieur le sous-préfet ñun daal jotewuñoo président monsieur le commandant monsieur le maire Biram Ba ñu leen di xamal ni Alioune Badara mi ak mouvement bi mu taxawal nag muy mouvement ànd defar Thiès mant ñu taxaw nekk ci gannaaw Alioune Badara bëgg Thiès gi itam mu gën a jëm ca kanam bëri na ay projet yoo xamante ne ñàkkul moom dana ci dikk moom taxawaayam ci Thiès gi gis ñu ku ko ci toll fenn ndax moom ci boppam ay propre moyen lay demee kon kiy yor di def sàkkantuma bu ko état dénkee leneen kon ñu lay xamal ne àggaleel suñu kaddu ci président de la république na bàyyi xel suñu leader bii nga xamante ni mooy Alioune Badara moom nag ku ittewoo Sénégal ak kuy liggéey Sénégal rek la àndal am na mouvement am téye ko mbooloo mu bëri topp ci gannaawam di ko jàppale Thiès gi itam lu ëpp ci ñun jox ko bopp ndax propre moyen moom lay demee di ko jëfee
laajul état lenn kon ragal naa ni yéen ñi nga xamante ne yéenay liggéey ci administration monsieur le sous-préfet kon ragal naa ni yéen seeni rapport façon nit ñu mel nii ngeen qualité yu mel nii ngeen soxla bu ngeen ko amee ci seen commune am ko ci seen département ragal naa ni incha allah bu ngeen tëddee rek seen liggéey day gën a rafet te yal na leen ci yàlla gën a jàppale mbokk yi daal dañuy bañ a xaabaabal rek xam ni di feeñal suñ kontaan ak suñ mbégte ci Alioune Badara ci ay jëfam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yan na ko yàlla gën a yokk ci barke weeru koor yi waaye yan na yàlla yokk mboolem ku fi teew itam ndax jataay bi yiw la te jataay bi itam ngërëmal yàlla incha allahu nekk na ci waaw loolu daal la ñuy taxawee ni bañ a jël temps bi trop bu jubee sante nañ ko yàlla bu dëngee wala mu am ay dëng-dëng ci suñu matadi la ngeen bañ ñu ko topp ñuy ñaanal itam suñu waajur yi di bàyyi Serigne Baye Issa ñu gën a ba ci bàjjan maire Koppar maire Tande Awa Diagne yàlla dolli ko wér moom tamit yàggal ko ci kanamu njabootam ak mboolem ñi fi bokk wa axiru daawaana mbokk yi alhamdulillahi rabbil alamin sant di jiital si nuyoo bi monsieur le sous-préfet et le commandant brigade de Yaya di nuyu kilifa diine yi si teew ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di leen ndokkeel di leen jox seen wàccuwaay ma jël kàddu di wax si turu mouvement Malte bi maanaam mouvement bi di delsi si maanaam li ko tax a jóg maanaam mouvement bi dafa nekk ay jeunes yoo xam ne dañoo takk woon taxaw gis problème mu Jolof ñi amoon jaaxle nag ku leen jiiteel mouvement boobu sunu nijaay sunu papa Alioune Badara jóg na man comme moom ni ko Habib waxee développement Jolof moo ko soxal mu ne man mën naa ñëw jiite leen kii boobu mouvement boobu dafa laal si affaire domaine santé éducation agriculture élevage sport et volet social bi maanaam dañoo recenser problème mu Jolof yëpp léegi nag ñu jéem a di si indi ay saafara waaw représentant ñoo ngi jéggalu nit moo matul kon représentant maire ñoo ngi koy nuyu donc Fadal Ba ñoo ngi koy nuyu si biir loolu maanaam am ak solo mouvement boobu moo tax dañ ko yemale woon si cas bi mais dañ ko yaatal maintenant parce que dañoo gis am na ñoo xam ne kii la li ñuy yëngu am na solo baax na trop ñi tàllal loxo ne ñoom tamit dañuy ñëw bokk si biir mouvement bi si biir loolu mouvement bi am na ay def yu mu fi jot a def maanaam ci biir loolu parrainé nañ ko championnat maanaam fi nawetaan kamb bi ñaari yoon 2018 aussi ba 2021 donc ñu nekk fi ni mi ngi dimbale askan wi ci wàllu kit alimentaire yi ak si Covid 19 yi aussi ñëwoon na fi jàppale doomu aadama yi maanaam aussi distribution aussi maanaam volet éducation bi nga xam ne man maa ko yor année bii ñu génn mooy deuxième édition muy jàppale écoles yi si wàllu fourniture yi pour appuyer monsieur le président de la république si ubbi tey jàng tey et mu toll si 20 écoles dans la commune de Kamb yoo xam ne monsieur Alioune Badara jàppale woon na leen si ubbi tey jàng tey maanaam ñun daal en tant que représentant du mouvement kontaan nañ si sunu leader muy Alioune di wax ne ñoo ngi tàllal loxo ñëpp koo xam ne développement Jolof intéressé na la ñu ngi lay woo si sunu mouvement bi aussi di sant monsieur le sous-préfet di ñu waxal na ñun de si suñu biir waxuma commune Kamb mais arrondissement Yaya bi bu ñu amoon yeneen Alioune Badara defe naa arrondissement Yaya dana passé fii en tout cas ñi ngi koy remercier bu baax lépp loo xam ne développement Jolof la bu ci woowee mu ñëw et avec ses propres moyens la siy demee donc daal pour bañ a guddal ñoo leen sant di leen gërëm yooyu kàddu laa si amoon yi mooy kàddu. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ziar beneen yoon ti leen ndokkeel ti feddali sama kóllëre ak sama cofeel ti kenn ku ne si yéen ti jéetal si nuyoo bi imaamu dëkk bi muy Mame Malick Kane ti si teg les autorités administratives en commençant par le sous-préfet de Yaya ti nuyu tamit commandant du brigade de Yaya ti nuyu monsieur Alioune Badara Ndiaye le président du mouvement ADOM en même temps le président du mouvement ànd liggéey Thiasde ti nuyu waa dëkk bi muy góor muy jigéen ak képp koo xam ni yaa ngi fi toog ndax xañ na ti weeru koor la nekk
te contrainte de temps lan am kon dañuy wax l'essentiel rek man nag taxawuma fi ci wax en tant que jarbaat mais dama fi wax en tant que un représentant du mouvement And Liggéey Thiassde et de l'association ADOM, l'association des Jolof Jolof habitants et originaires de Mouy bi nga xam ne tey suñ tonton suñ leader Alioune Badara Ndiaye moom moo ko jiite ti wax na rek damay wax les différentes réalisations yi nga xam ne depuis 2015 bi nga xam ne ma ngi ci boppu association boobu réalisation yi nga xam ne mi ngi koy def ak acte yi nga xam ne sur le plan social ak sur le plan pédagogique mi ngi koy def pour jàppale gox bi nga xam ne fii la nekk liñ si mën a souligner mooy après chaque fête tabaski am na ay dons yu muy joxe yoo xam ne ni dana ko dimbalee waa dëkk bi di ko dimbalee tamit ñenn ci ñi nga xam ne tey ñi ngi ci village environnant yi tey lim jot a réaliser tamit mën nañ citer lu mel ne tamit tam xarit bu jotee tey jënd nag ak leneen loo xam ne nii tey ànd ak loolu pour jàppale ko waa dëkk bi leneen lim fi mën a réaliser tamit loo xam teg nañ suñu bët mooy miiru armeel yi nga xam ne tey ñun muy leen juddoo muy leen yaroo mais toog nañ fi à plusieurs années mais depuis 2015 bi nga xam ne mi ngi ci kaw association bi moom ak association bi yàlla def na loolu réussir nañ ko li tonton Habib doon souligner léegi muy miiru jàkka ji xañ na commencement miiru jumaa ji xañ na commencement bi moo nekk nii mais leneen li nga xam ne opté na ko pour def ko loolu lépp bëri na lu mel ne aménagé waat jumaa ji d'une manière générale karole ko def lépp loo xam ne nii jumaa da koy am loolu lépp mi ngi koy def ci turu association bi am na leneen loo xam ne ni ab projet phare la li nga xam ne tey xañ na def nañ si ay démarches yoo xam ne nii tey li si des pour mu réaliser wu bëriwut mën nañoo wax ci mbiru lotissement ndax tey am na 40 hectares yoo xam ne nii tey bëgg nañ kaa lotisser fii te 40 hectares yooyu maanaam 200 parcelles la parcelle de 30 sur 30 loolu tey dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp xam na ne terre bi domaine national la am na plusieurs localités yoo xam ne à travers le Sénégal ka ngay xëy ñu ne la telle société wala état bi yónnee na fa benn pays étranger wala ay représentant pays étranger ñu jël ko ndax domaine national la ci état bi moom am ndigal pour jox terre bi n'importe qui ndax terre boobu nekkul ne ci ay këyit la sukkandiku ndax ñun ñëpp tey li ñuy wax mooy fii sama toolu maam la fii sama kër maam la mais loolu amul luy mën a matérialiser mooy nga teg ko ci ay këyit yoo xam ni këyit yu légal la boo gisee nag effort yooyu mu koy def ci turu association bi xañ na loolu la ni kii dans l'avenir am na certaines réalisations ci biir lotissement boobu am na luñ fi bëgg a def mooy benn poste de santé boo xam ne nii nin ko bëgg a tuddee mooy hôpital du Thiassde ndax tey regroupé plus de 30 villages yoo xam ne nii tey ma ngi ci environnement bi léegi loolu tamit nekk na loo xam ne ñi ngi si yoon wi mais loolu pour mu mën a nekk lii commencement bi mooy lotissement bi il faut mu réussir am na ci biir lotissement boobu am na benn terrain omnisport boo xam ne nii tey planifié nañ ko ci biir lotissement boobu am na tamit benn kër muy kër sëriñ bi boo xam ne nii depuis des années ñun ban juddoo ba léegi ñi ngi wax ne maam Abdou Aziz Sy moom moo déplacé woon ñëwoon fii biir muy xañ na am na feneen foo xam ne nii fa la amoon kër mais tey mën nañoo wax ne ne kër googu existé tout léegi nag ñun dañoo pare pour ne ñun ay tijaan lan ñoom tuñuy sëriñ lan normalement chaque année dañuy organiser gàmm bu ñëwee seen kër maam googu nga xam ne dafee nekkoon ñoom foofa ñu dem nekk fa mais tu nekk kër kenn ndax dañ fee am wàll te loolu mooy seen cër ndax suñuy kilifa lan ci wax ne rek ci biir lotissement boobu tamit am na yu bëri yoo xam ne ni mi ngi si mais magum réaliser gun ko léegi li ñuy wax rek te ni ñaan daal képp koo xam ne muy autorité administrative muy ki nga xam ne da ngaa bokk ci dëkk bi lépp lu la war rek nga jéem a def li la war pour mu loolu mën a réussir ndax bu réussir nekkul pour tonton Badou nekkul pour association ADOM mais c'est pour toute la population de Mouy loolu daal mooy grande ligne yi nga xam ne pare naa woon pour wax ko maa ngi leen nuyu ci leen sant ci jéggalu encore une fois. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bëgg naa nag
def benn discours ci nasaraan bu ma paree danaa am ay kàddu yu ma ci sànni ci wolof. Bismillah. Chers concitoyens, mesdames, messieurs, pour commencer, je tiens à vous renouveler toute ma gratitude et mes meilleurs vœux à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Vous n'avez jamais cessé d'être à mes côtés pour me soutenir dans divers événements. Par conséquent, il est de mon devoir de tourner vers vous comme à l'accoutumée pour vous soutenir avec mes modestes moyens et ainsi vous offrir des denrées alimentaires compte tenu des difficultés que vivent les populations du Djolof. Ces dons sont composés de riz, du sucre et des dattes pour faire face aux besoins du Ramadan. Nous sommes dans un monde qui est en plein bouleversement. C'est ce qui m'a surtout obligé à me pencher sur vos préoccupations. C'est pour cela que j'ai tenu à le réitérer encore cette année en ce jour du samedi où nous en sommes à la 4e édition. Que Dieu nous donne longue vie pour pérenniser cet acte de bienfaisance. Je n'ai pas oublié les 4 daara du département pour leur offrir à leur tour des dons. Avant de finir, je tiens à remercier vivement mon ami, mon frère, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, le sous-préfet de Yanyan, le maire de Kamb, ainsi que tous les villageois ici présents, hommes, femmes, enfants de la commune. Je vous remercie. Asalaamualeykum mbokk yi jullit yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaar di leen balu àq di leen baal àq ci weeru tedd wii di ñaan yàlla ñu teewe ko ay déwéni déwén bu liw mel nii nag ma see am suñ xel da daan dem ci ñenn ñi nga xam ne bi yéen suñuy kóllëre lañu woon nekk suñuy kilifa mën naa ci tudd kenn ci ñun mooy le ministre Aly Ngouille Ndiaye moo ko def moo tax ma wax ko tey dem beeg dikk bi yomb na neex na lool parce que ku xam démb dikkoon muy ni mu doon méttee yaakaar naa ne ñëwoon fi sax da nga daan am ay problème doo ko sax bëgg waaye loolu yàlla yombal ne ko loolu lépp nag ci ay ki nga xam ne boon mooy ministre Aly Ngouille Ndiaye léegi borom kër yi bu ñu tëddee dana nelaw ba yàndoor ndaxte lii nga xam ne bi yéen mooy électricité moom moo ko fi indi teg na fi sax leneen loo xam ne leen am na solo te xam ngeen na li ñuy wax ndox dafa bokk ci dundu doomu aadama yàlla def na bënn nañu beneen forage ba la ci des mooy équipé ko kon kooku fu ñu toll fu ne waruñu koo fàtte nañ ko war di gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla noonu laa nuyoo monsieur le sous-préfet de Yanyan moom taxawaayam ñaar la fii ci dëkk bi dama bëgg ngeen xam ko dafa nekk suñu autorité ba pare nekk suñu mbokk parce que man ki meññi sama waajuru jigéen muy Seynabou Niang papaam maamam la muy Buuna Sémou Niang kon kii ñaar taxawaay la fi taxawee monsieur le sous-préfet ñu ngi lay gërëm di la sant yow ak délégation bi nga àndal
yàgg nga koo def daaw édition bi ma fi defoon ñëwoon nga bi may joxe kay ci école bi di leen dimbale ñëwoon nga yaa ko présidé woon yow yaakaar naa monsieur le maire kon yow amuñu sa pay am nga yar am ngay teggin respecté nga doomu aadama ñu ngi lay gën di la gërëm te yaa ngi def sa liggéey bu baax ma am contentement bu mag nag keroog bi nga ñëwee kër ga nemmeeku si ma te dama laa woo rek nga ne yaa ngi ndakaaru seet si woon sa waajur wu jigéen ba nga fa jógee nga ñëw dagg ko ñëw seet ma maa ngi lay gërëm di la sant gëmal ne jàpp naa la te duma la bàyyi ba mukk maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla sa liggéey bi yàlla na ci yàlla def barke noonu laa nuyoo monsieur le maire Birame Ba nekk sama xarit nekk sama mbokk moom itamit parce que ñun ñii ñëpp ay mbokk lañu amul pël amul wolof amul naar ñun ñoo bokk Jolof mënuñu ko xar ñaar Birame nag moom dafa sës si man moom itamit amul lenn loo xam ne leen naa ko def ci dëkk bi te duma ko yëgal parce que quand même autorité la loolu la nit ku baax di def day nangu njiit parce que ku nanguwul ñu jiite la da nga doo jiite kenn kon Birame aussi ñu ngi koy gërëm représente ñëwul waaye dafa mel ni ñëw na parce que représentant ma ngi fi Fadel jokkoo nañu bërki démb Fadel daal maa ngi teg sama nuyoo sama sant ak sama ngërëm ci sa loxo nga joxal ma ko monsieur Birame Ba monsieur le commandant maa ngi lay sant bu baax yow tamit di la gërëm seen liggéey rafet na yaakaar naa ne incident yu bari doon am fii ci gox bi yàlla def na bi nga fi ñëwee ak léegi loola wàññeeku na ñu ngi lay sant yow tamit di la gërëm di la ñaanal yàlla réew mi ñoo ko bokk yéen a ngi def seen liggéey population bi nag ñoom tamit ñoo leen war a jàppale ci loola. bu ma ci jógee dinaa sant gërëm kilifa diina yi fi teew sama jarbaat wax na ko léegi maam Serigne Dia fu mu teew fu ne kenn amatul droit war a di yëkkati kàddu sax di ko jëmale ci affaire diine yóbbaale na ñëpp du léegi sëñ Habib maam Serigne ñi ngi lay sant di la gërëm yow tamit sa taxawaay ci Jolof rafet na lool yow man sama xaritu bopp nga fii gàmmu da ngay ñëw lu mel nii da ngay ñëw leneen it da ngay ñëw ñun daal mënuñu def lu may ñaanal la nga yàgg fi lool ànd ak wér di ñu ñaanal ñun daal kontaan nañ lool maam Serigne yàlla na yàlla kontaan sunu nuyoo aussi ñu ngi la koy jox nga teg joxal ñu ko képp koo xam ne kii yéen mi ngi dëkk Mbëllëxe ak waa gox boobu bu ma ci jógee danaa nuyu sëñ Habib ñaar nag laa am bu ma neexee sax maa ngi ñoom ma ne benn lan muy kii ñu tuddee sëñ Omar Seck te mu jóge fi léegi ak sëñ Habib mi ñoom dañoo sës si man rëkk nag kii sama jarbaat la kii di sama rak te rëkk ñu ma it donc maa ngi leen di gërëm di leen sant lu jëm ci lii nga xam ne benn diine la comme que man ab ceddo laa dama naan leen ñëw leen jiite ma ñëw leen ñaanal ma ñëw leen jiite yëf yi te danañ ko def ci anam bu rafet lii wane na ko kon Habib imaam Omar Seck maa ngi leen di gërëm fàttewuma nag kenn ci manit muy Alaaji Basiru xaw ma fu mu ne Alaaji Basiru maa ngi lay laaj foo nekk ñàkki caaxaan maa ngi lay sant yow mi di la gërëm saa yu ma la wooyee nga wuyu ma muy guddi di bëccëg sant naa la gërëm naa la maa ngi sant aussi Habib xale yi nga xam ne bii ñoom laa àndal di liggéey ñii nekk ci mouvement bi ànd liggéey CASD ñii nekk ci daayira bi di liggéey ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm aw ma seen pay di nag gërëm waa dëkk bi di leen sant surtout jigéen ñi saa yu ma wootee ngeen ñëw yéen a mën góor ñi moom man duma def lu may ñaanal leen te lii kat yéen lañ ko indil di gën a ñaax rek waa dëkk bi
di leen wax ne ànd dafa jafe nañ ko jéem a def bu fekkee ne defuñu ko lu ñëw danañu këf te duñu mën a réaliser dara am na lu bari mi ngi xew ci dëkk bi ñi ngi koy ñàkk am ci ñun la bu ñu àndee booloo ki jiitu war a jiitu ña ca war a topp ca lu ñu war a toppatoo ñu toppatoo ko parce que dafa am wax yoo xam ni yéen waxu biir néeg la ak waxu bitti mais waxu biir néeg ci néeg lañ koy wax waxu bitti ñu wax ko ci bitti man daal li ma leen ni ñaax mooy ne ñu jéem a soppeeku ànd nekk benn man day pare naa pour loolu asalaamualeykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbokki muy kenn ku ne turam ak santam maa ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi maa ngi nuyu maam Buri mu yóbbalal ñu sëriñ yi yëpp maa ngi nuyu imam Ali Kane mu yóbbalal mu imam yëpp maa ngi nuyu sous-préfet Moutar Sarr maa ngi nuyu commandant maa ngi nuyu chef de village muy maa ngi koy teg ci suma loxo suma nijaay Dacco Dieng maa ngi nuyu waa Thiès di yëpp maa ngi nuyu tonton Habib maa ngi nuyu kii doon wax léegi Sakura maa ngi koy nuyu ci turu xale yi maa ngi nuyu Samba Xari ci ko turu presse yi Ali Badra monsieur le maire mu ngi lay nuyu kàddam la ñu indi woon fii tey léegi nag mu def délégation defe naa ne ñii ñëpp xam nga leen sax ndaxte Ousmane Ba laa àndal ak Jéeri ak Moussa Sey ak Cheikh Ba monsieur le maire mu ngi lay nuyu nee na yow jàpp nga ko ay magam nga mu ngi lay sant di la gërëm ndaxte loo def loo xam ne yëgaloo ko nga xam ne ci commune bii yow li nga ci def nit yi yëpp gis nañ ko moom ngay jàppale maa ngi nuyu fàtte naa suma kii Alaaji Bas ñàkk caaxaan maa ngi koy nuyu maa ngi koy sant wante Aliou Badara nga xam ne monsieur le maire dafa nekkul fi wante nag délégation bi bari la taxawal mu ne leen demal leen ñu muy ndaxte Habib kii Aliou Badara suma mag la ay suma mag la du def loo xam ne yëgaluma ko loolu moo tax mu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne li nga mun ren yàlla na nga mun lu ko ëpp daaw waaw loolu rek kàddu boobu rek defe naa ne du ma guddal ci kàddu yooyu rek laa bëggoon wax maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. at mu jot Aliou Badara Ndiaye dafay ànd ak i mbokkam ñu mel ni association bi ànd liggéey CASD ak daayira soppe Dabakh ànd ko ñoom Serigne Habib Ndiaye ak xale yoo xam tamit ñoom ñoo ko wër te dara soxalu leen lu dul lu jëmale CASD kanam lu jëmale muy kanam loolu sànq Samba Xëri wax na ko ñu ngi ci 4e édition loolu li muy tekki mooy du ñu ni guléet kon li muy tekki mooy duñ ni guléet lii nag sànq imam Omar Seck wax na ko day loo xam tamit yàlla daf ko gërëm rawatina ci weeru koor bi ñu nekk muy ndimbal loo xam tamit dafa jëm ci askan bi tudd na ko suukar mi ngi ci tàndarma mi ngi ci ceeb mi ngi ci madaar ak yeneen xeet mi ngi ci te population yi rek ñoo ko moom muy lu am solo ndax ñëpp a xam ni état moom moo am charge di jàppale askanam kon suñu demee ba am doomu dëkk bi ànd ko ak ay mbokkam nii ñun li ñu am ci wërsëg yàlla jox ñu ko dañ koy jël delloo ko fa ñu bokk delloo ko suñuy mbokk wax dëgg yàlla duñu mën lu dul rafetlu ko mu def ko nag ci contexte boo xam tamit ñun ñëpp xam nañ ko ndax depuis mois de mars passé bu 2020 gis nañu jafe-jafe yi nga xam tamit Sénégal am na ko mbas mi dugg fi
ba nërmeel koŋ-koŋu réew mi ni mu ko defee ci yeneen dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp. boo xoolee Sénégal lépp 5% ci wàllu croissance am na ko te ci ligne boobu la nekkoon lu toll ci juróom mbenni at waaye bi mbas mi ñëwee 2020 bi FMI wax na ni moins de 0,7% lañ am. loolu nag li muy tekki mooy kon askan bi sonn nañ lool kon bu yàlla dogalee ñu mel ni président Aliou Badara Ndiaye nekk fi di jël alal di ko delloo ci askan bi loolu duñ mën lu sant ko ndax état kenn umpalewul ni mi ngi def ay jéego yu rëy di ko jëmale ci wàll woowu. defoon na fi ndimbal jëmale ko ci askan bi waaye jamono ji ñu toll am na alal ju takkoo takku yoo xam tamit lu ma 350 milliards yoo xam tamit fas yéene na koo jëmale ci liggéeyu ndaw yi waaye 54 milliards aussi Agri Jeunes fas yéene na koo delloo ci askan bi. kon loolu bu ànd liggéey CASD taxawee daayira sopp da baax taxaw kon dañuy wax ni dafa faylu état ci askan bi. kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen remercier ci turu monsieur Latir Ndiaye que lépp loo leen mënoon daaw yàlla ngeen man lu ko raw ren waaye yàlla yàggal taxawaay bi ba li ngeen di sonn ci askan bi yëpp at mu jot ngeen am ci ndam waaye yàlla di leen gën a jox ay moyens pour que fi ngeen bëgg a yeggale liggéey bi ngeen yeggale ko fa. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni na population yi gën a laxasu gën a taxaw ndax jamono bi ñu toll kenn ku ne war na xool lan mooy jëmale sa gox kanam nga nekk ca te muy dafa am chance bu ngeen amee ay organisation yu fi nekk yoo xam tamit wax dëgg fa yàlla gis nañ seeni programme gis nañ seen ambition te fas yéene nañ leen jàppale ci wàllu lotissement bi ñu fi wax ak yeneen yoo xam tamit tudd nañ ko fi te xam nañ ni rek su amee askan bi dañ ci gis seen bopp bu baax. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. barakallahu ci ndigal ilimaan rek dañoo wax mu ne falaa bëdd da nga ko tëj kon di ñaan yàlla borom bi tabarak nit ñu ko commencé woon ci bismillahi rahmaani rahim yàlla borom bi tabarak wa taala may nañu ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kon dañuy defaat ñaan rek ñaanal kilifa gi nga xam ne moo fi teew ak ki nga xam ne moo amee suñu sécurité ñoom ñëpp yal na yàlla sàmm leen fa tabarakallahu lii ngeen wax ci sous-préfet itam diine ko fi indi fii mu toog nii ñoom ñu toog fii diine leen indi rawatina mu jël bis boo xam ne te da ko war na noppalu balaa leneen a ñëw kilifa gi amee sécurité am war a noppalu balaa leneen a ñëw ndax ñoom ñu toog fii ban toogee ba léegi ñu ngi leen di jox ko ñu ngi toog fii waaye nag ñu ngi ci bureau ya waaw ñu ñuy dend ak ñoom ñu ngi toog fii waaye ñu ngi ci bureau ya ndax toog fii di joxe ndigal kon mi ngi mel ni yaa ngi ci bureau ba kon fa tabarakallahu li ngeen waxtum suñu doom bay alhaji Bastam moom tund wi xam na ko ñoom tam xam nañu ko ni ñuy jëfalantee ndax moom ni mu tuddee boppam ñàkk caaxaan moom daal loo bëgg a teggi rek mu daan la ko wax moom kon fa tabarakallahu lii diiri moo ko waral moo tax liñ ci dugal rek ñu dugalaale ko ci kon daal lépp baax na lépp kontaan nañ ci di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala yàlla dafa leen jàmm te itam jataay bi moo ko laaj ndax yonent bi alayhi salaam nee na su fekkee da ngaa jóg di wuyu sa mbokku jullit comme jataay yu mel nii diine dong tax soo yëkkatee sa tànk yàlla jéggal la bàkkaar nga def ko mu defal la tiyaaba mu ne soo dikkee ba ca mbooloo ma comme nit ñu toogee Seydi Aji Malik nee na malaahikullaahi la sultu binal kurama xafat bi jam ikum tuuba liman xadaroo mu ne jataay diine soo jógee di ko wiju soo yëkkatee sa tànk yàlla jéggal la bàkkaar soo ko tegee yàlla defal la tiyaaba soo demee ba toog yàlla da yónni ay malaaka yërmaande ñu di leen jéggalu mu ne kon kay texe ñaan ku ne fa cuux maanaam texe ñaan ko fa rot si kon fa tabarakallahu kilifa gi su préfet ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu commandant incha allah di ñaan yàlla borom bi yàlla na yàlla sàmm leen ñu bokk jàng faatiha def salaatal faatiha def ayatul kursi qul huwallahu ahad falaq naas yàlla na yàlla nangu suñu koor yàlla defal ñu jàmm
te itam ñi ngi sant foo tam suñ waxtaanu bii ki doon waxtaane nëgën daaw lii ñu am amuñu ko woon nañu sant nëgën daaw lii ñu am amuñu ko woon kon suñ ko amee nan sant yàlla bu baax a baax ñaan yàlla dolli waaye ànd ak la lu ñu su kilifa yi di wax tam nag ba léegi nag bu ñu naagoogum ndax moom la ñuy wax toujours ne bu ñu naagoogum nañuy topp kilifa yi dañuy nga xam ne ñoom amee saytul lii ñu di ko defandikoo kon ñu def ñaan gi insha allah lépp yàlla dafa ñu jàmm auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا مرض يقول بصره ويا من يسفر نسألك يا رب أن تردنا إلى أهلنا سالمين عالمين غانمين فرحين مستبصرين غير محرومين ولا مسمومين ولا مقهورين برحمتك يا قياس مستقيم أخذنا ويا رحمة رب ارحمنا نجانا الله إيانا وإياكم وما سالك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yàlla yàlla ñu dimbal kanam. Bon kii eau de javel la donc y a 70 cartons d'eau de javel kii moom dañ koo jagleel daara yi xam nga comme que dañoo am ay gune pour ñu gën leen sécuriser ku ci nekk mën na am potam bon lii aussi xeetu javel la rek ak nettoyant ménager moom moo nekk nii donc lii saabu la saabu bi aussi dañ ko jagleel daara yi moom itamit kii moom ñu ci indi 33 caisses de 10 kilos ñu ngi ko jagleel aussi population bi bon lii aussi mbiskit la ñu jagleel ko daara yi parce que aussi gone yi xam naa ne nam nañ mbiskit bon lii suukar la yaakaar naa ne ak ceeb bi kii 4 tonnes lañ ko def ren daaw 3 tonnes lañ ko defoon mais nañ ko def 4 tonnes kii aussi yokk nañ ko pour que dugal ci daara yi xanaa di sàkk ci ñoom ñaan rek comme ni mu ko waxee ba déwén ñu laawaale ci yeneen ñeenti daara wala juróom-benni daara yàlla mën na ko bu ngeen ñaanee rek mu ñëwaan bu ñëwee rek mu joxe parce que du moomuma ko donc loolu daal mooy li nga xam ne bi yéen moom la ñu indi tey ci ndimbal pour population bi pour daara yi. Voilà.